tàngal pire. yaakaaral yàlla bul yaakaar ci nit ndax ci lëndëm sa taxandeer dootoo ko gis na nga muñ te say noon buñ la xamal say tiis kumba day gént comme yow te pourtant du gis bés bi ngay juddu ngay signé sa dee kon nag fexeel mu mat balaa ñu lay julle mag du caaxaan borom bi jaaw du foo léegi xale yi jaaxaan borom bi jaaw di foo dëgg may déglu di dégg xam mag ñoom du benn xool ma ci kaw ñoom ñu ngi ci suuf man maa ngi taw ñoom ñu ngi xuus turbee ngi law te kenn mënu ci tuus ku jaaxaan di saw def nga sa bopp douche doo ko gëm su ma waxoon lépp li may gagné bu yàlla ne waaw day am même soo bañee du xaalis du doole te maa ngeeg respect du album du mixtape te maa ngeeg succès si maa ngeeg succès boo ne job rek mooy fay da nga nekkul dokeer fi wax rek mooy fay ni nga laajal may Fada Love ñaanco leer na nañ. salaamaaleykum chers internautes Médina TV tey rek ñu am mbégte ak contentement di fi dalal koo xamante ne c'est un digne fils de la Médina nekk ndaanaan borom alaaji ndaanaan ñu ngi koy wax Kuru Manjum Mori. Kuru c'est avec un très très grand plaisir ñu lay dalal fii ci Médina TV sa kër. salaamaaleykum àddina salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum ñi may seetaan maa ngi nuyoo di rafetlu trop invitation bi c'est vrai que gëj naa def sortie et que dama nekk ci album mu yàgg trop ma ne woon du ma génn sax mais xam nga yow moom mënuma la bañal dara tamit ñoo bokk Médina bi donc ma ciy profiter di nuyoo aussi mënuma woon commencer émission bi te du ma leen sargal sax yéen quoi parce que su ma gisee ay boy Médina jël genre initiative bi daf may neex quoi parce que man gëmuma moyen pour liggéey quoi à part nit mën nga liggéey à partir de benn micro ak benn caméra quoi mooy comme li ñuy wax être patient c'est pas s'asseoir mais c'est agir en attendant muy ñëw vraiment may nuyoo di rafetlu invitation bi di encore une fois di kontaan trop le fait que nga invité ma ñu war a partager waxtaan bi. waaw Kuru invitation bi lu war la parce que dañu la gis ngay def job bu nice parce que du ma ne Médina. du ma ne Dakar dama naan Sénégal kenn mënul lim rappeur te boolew la ci. parce que yaa ngi def liggéey bu nice. di def liggéey boo xamante ne vraiment. gars yi teg nañ ci seen bët parce que ponkol yi aussi xam nañ la. bëgg nañ nga wax ñu kan mooy Kuru ak lan moo tax mu dugg ci rap bi. bon avant je me souviens à mes débuts ba may commencer dama nekkoon ak Books. Bourba Jolof Sen Kumpa ñoom ñoo ma initié ci hip hop mën naa wax quoi Bourba c'est comme un père pour moi Books c'est comme un frère tu vois ñu demoon ba dëkk après le décès de Bourba après ma rejoindre Books di ko bageel en plus ma jàng ci moom lu bari de toute façon Médina la dëkk Médina la Bourba dëkk Médina la Sen Kumpa nekkoon te avant vraiment Sen Kumpa daf ñu révélo Sen Kumpa moom moo nekkoon ak Sen Kumpa Rapadio 5e underground ñooñu initié ñoo tax tey ñu ñemee def que ce soit man muy jazz muy Khoureychi muy Mbuub ku mu mënti doon rek ñooñu am nañu part de responsabilité tey ci liy xew tey quoi parce que ñoom ñoo xàlli àll bi donc ma dëkk ak Books dëkk ak Bourba bu Bourba dee ma rejoindre Books di ko bageel ba benn instant ma dajeeg Xuman il a tout su xam li nekk ci man ba may wax li nekk ci man sax instant boobu xaw ma woon exactement li nekk ci man tu vois mu wóolu ma ñu nekk de 2012 ci Adja Maana bi ba 2015 ma génnee waaw ak déedéet waroon génnee album mu am ay gàllankoor 2018 ma génnee EP def ci freestyle 10 minutes Music in Africa boole ma ci 10 meilleurs rappeurs au Sénégal et mu doon mbégte vraiment ñi ma dëkkal en tout cas ak ñi may suivre ak ñi may support vraiment ñu teewlu ko kontaan ci trop et que di wax ne rab bi jëlee na ma point A yóbbu ma point B parce que tey ci li nga nekk yor ci sa njaboot yor ci sa waa gàlle di ci suturlawu loolu liggéey la quoi te vraiment maa ngi kontaan quoi mën na bu ñu demee ba ci biir dinañ ci gën a xuus. waa Kuru du ñu sori parce que vraiment da nga fi def loo xamante ne. c'est à souligner mooy reconnaissance. parce que dañu la reconnaissance c'est la clé de la réussite. dama la laaj lan moo la dugal ci rap. nga am grandeur ak modestie ne man waa Sen Kumpa. te pourtant mënoon nga ko bañ a wax mënoon nga ko bañ a souligner. non parce que boo xoolee à nos jours ñu bëri. xam nga ci domaine yu bëri dañuy xaw a manqué loolu mooy reconnaissance. comprendre nga. yow nga am grandeur ne waa Sen Kumpa. ndeysaan dem si yàlla Bourba Jolof ak Books ñoo ma gën a dugal ci rap comprendre nga. léegi bëgg nañ nga ñëw sa diggante ak Bourba Jolof. di ko ñaanal fu mu nekk yàlla na ko gënal fu mu jógee di ko jaale
Bux mon ami mon frère di ko jaale Nigami di ko jaale Lamine Ndaw di ko jaale famille am lan moo nekkoon sa relation ak Bourba Djolof parce que gis nañ ne bientôt xam nga ci lañ koy c'est son anniversaire xam nga yan témoignage ngay def ci Bourba Djolof ndeysaan Bourba vraiment lii xew nii yëpp tey waxoon na ma ko wallaay lazim waxoon na ma ko nee na ma dama am yaakaar ci yow quoi te bu ñu dundee gëm naa ne yow yaa may bàyyiloo rap xam nga ba ma koy wax boobu commencé gu ma xam nga mais il a tout aussi moom il a tout aussi gëm li ma doon gëm li may def quoi tu vois vraiment ñu dund doon fanaan muy moom muy man muy Gaston muy Simon dama côtoyé ay rappeurs yu bëri quoi dama jàng lu bëri moo tax ba ma ñëwee di ko def aw ma ci gàllankoor day yomb ci man quoi parce que vieille école bi laa génnee Bourba ñu sekk ay relation yu nice ba jour bi muy wàcc jour bi muy gaañu ñoo nekkoon xam nga maa ko assisté man ak Bux xam nga mu wàcc ñu xam nga te vraiment nekk su may wax ci moom sax dafay compliqué quoi xam nga 11 ans ci ren ku ma waxoon ne man dinaa tekki te Bourba du ñam ci sama xaalis du ma ko gëm parce que am na lu mu ji ci man am na ay vertu yu mu def ci man def na dignité ci man def na dal ci man xam nga jàngal na ma lan la ñuy defee hip hop vraiment jàngal na ma xam nga di ko ñaanal fi mu nekk xam nga gënal ko fi mu jóge man moom xam naa ne amel naa ko turandoo quoi te incha allah su ma yàlla mayee njabootu góor incha allah dinaa ko tuddee doom. amiin waa ndeysaan loolu parole yu touchant la parce que lii mooy àdduna ndax dañ ne kulli nafsin zaa'iqatul mawti bakkan bu ñam dund dina ñam te dañuy ñaan yàlla muy yéex te mu fekk ñu lu baax Kuru gis nañ ne aussi da nga nekk rappeur boo xamante ne yaa ngi ci wàllu bind bu ma cité tur nag bëri na ay ponkal yi nga xamante ne duñu nekk ci dëkk bi di génne ay son yaa ngi leen di bindal loolu lu muy def ci yow ak idée boobu fu mu jógee la fay ngay bindal mu yomb la loolu macha allah bind mooy sama liggéey mooy sama passion te je pense que sa passion bu xëyee doon sa profession je pense que liggéey bi du metti quoi parce que li nga bëgg boo koy def doo ci yëg coono et que bind doon lu ma bëgg te je compte dans l'avenir bind ay livres waxuma sax ay textes mais bëgg naa bind ay livres xam nga maa ngi bind ay scénario parce que su ma la bindalee son maa lay defaral texte maa lay defal scénario maay def lépp comprends nga yàlla may ma chance ma liggéey ak pas mal de grosses pointures yoo xamante ne ñi ngi Sénégal ça vaut pas la peine ñuy lim ay tour mais maa ngi liggéey ak vraiment plus de 35 artistes Sénégal yoo xamante ne ñoom ñëpp dañuy partager ay émotions man gëmuma sax bind quoi parce que man pour man ay émotions laay jaay comprends nga parce que booy def texte muy Sénégal nekk 14 millions d'habitants yow tu fais des textes muy am ay 10 millions de vues mooy que ne képp koo xamante ne bii Sénégal am nga poste seetaan nga son bi mooy son bi genre mi ngi laal séeréer bi fóot ci mbedd ba ci bureaucrate bi nga xamante ne moom mi ngi liggéey présidence donc loolu mooy Sénégal mooy mélange de musique mélange la comprends nga il suffit juste d'avoir le mooy mélange bu baax bi rek pour mën ko jaay quoi et sur ce ñu ngi encadré aussi ak ay xale man ak Blake teg nañu benn structure bu tudd Ghost day wunduwaat ci wàllu bind parce que Ghost en anglais mooy fantôme mooy homme de l'ombre ñun ñooy les hommes de l'ombre ñi ngi téye ay booy am na ay xale yoo xamante ne ñi ngi génnee seen petit gàlle te xam nga genre tey ay Kolda ay Tamba boo fa juddoo à 16 ans dañ lay may jëkkër à 13 ans 12 ans te dañuy nekk ay talaa yoo xamante ne dañuy nax saay léegi vu que dañuy ñëw fii ci seen petit gàlle boo jëlul final bi wala mën nga am talent mën nga am lépp mais jour boobu du nekk sa jour nga passé à côté léegi quand tu passes à côté et que boo delloo sa dëkk ñu may la jëkkër nga sëy loolu talent buy nax saay la donc on a décidé man ak Blake ñu dajale suñuy doole dajale suñuy moyens ñi nga xamante ne ñu ngi koy jëlee ci artistes yu mag yi xaalis bi ñu jëlee ci artistes yu mag yi ñu koy investir ci artistes yu ndaw yi di ci am yaakaar que ne suba dinañ mën a produire ku ci mel ni benn futur Viviane ku ci mel ni benn futur Pape Birahim benn futur El Hadj Keita parce que ñoom tamit on a eu à travailler El Hadj Keita liggéey nañu Pape Birahim liggéey nañu te Pape Birahim ñoo fubalandoo kade comprendre nga donc comme li ñuy wax garab ci kaw lay fekkante donc ma liggéey sama côté ñoom ñu liggéey seen côté ba bés Pape Birahim woo ma ne ma crew foog ñu def dara après ci la ñu bind ñu def ces bi ça a été mu def tabac vraiment mu doon lu ma neex parce que dafa doon dund musique ci côté may dund musique sama côté ñu bokk benn gox mais ba ñu boolowee li ñuy wax xam nga juróomi kurpañ yi ñooy dóor ba ñu boolowee rek dafa am lu mu génnee et ainsi que El Hadj Keita aussi dañoo
am benn accrochage mu amaat lu mu génnee muy ci VAR bi on a ñu liggéey ci man ak moom vraiment mu doon mbégte ak contentement parce que ñoom ñoo am confiance lu ñëw ci man envers man mais man duma dara xaw ma dara ay ñoom baxaaw ñu ngi fi yaa waaw dogo mën a Krou modestie tey boo nee par exemple doo dara xamuloo dara dëgg la dans le sens positif modestie moo la ko wax loolu mais tu es très très talentueux macha allah parce que mooy lim la bëgguñu citer tur mais kuy dem ponkal calibre yi nekk ci réew mi ci côté góor côté jigéen ñenn ñi nga leen di bindal texte di leen jox ñu koy génnee affaire bi di def bruit et pourtant tu es derrière tout ça xam nga ça prouve que nit ko oyof nga boo waxee ne peut-être bon modestie moo la wax loolu mais tu es quelqu'un de trop talentueux macha allah te peut-être bi ñu demee fekk ci kanam dañ ci xam dara mais Krou aussi bëgg nañ nga ñëw sa relation ak waa Médina gis nañ ne aussi yaa ngi yëngu ci social solo témoin comprendre nga bon période pandémie bi daf nga ay jéego créé ay masque xam nga jël ay gel antiseptique ak yu bëree bëri yoo xam te ne xam nga sa ay propre moyen la yow nga koy def ci gox bi pourquoi idée boobu waaw lu mënul ñàkk dafay am boo nekkee ci gox nekk acteur culturel nekk ci secteur bi moo am benn maladie bu ñëw touché ñu ñun ñëpp que ce soit artiste que ce soit que ngay bureaucrate que ngay tu vois lenn rek mooy lenn la ñuy mën a def mooy ñëw jege askan wi xool lan la ñuy saytu xool lan lañ leen mën a apporter tu vois ça fait plaisir ci question bi parce que même bu dul geste joxe nit am na bac seen école xale am na bac seen école woo ma téléphone ne ma Krou sama fans la mu ne ma Krou am naa bac ma ne ko waaw félicitations mu ne ma je tenais à te remercier parce que sa 10 minutes yi moo tax ma am bac ma ne ko yee mu ne ma parce que 10 minutes ba muy génn mu wax ma jour parce que dama gëm ne dëgg la parce que dafa ma wax jour bi mu génnee est-ce que sax doo ji ne Faaru Mbaam du costume Lagos du Jesnet Buubu Xaar du pasti kon maag ñoom du benn Yamba du pon Jama du pëlëm shawarma du pétan kon maag ñoom du benn nee naa la maag ñoom du benn heure bi mu génnee fi mu ko fekkoon muy def nee na mu déglu ko son bi jeex mu am lu mu laal ci moom quoi vraiment mu ne man sama papa warul nekk ci bureau yi wala di yeew fajar di ñafe di ma fayal jàng man may toog fii di toox wala may def yenn affaires yi quoi il est temps que ma jàng nee na saa yu yeewoo day déglu 10 minutes bi mu koy yokk doole saa yu yeewoo day déglu minute xam man bi parce que man loolu mooy sama social loolu mooy que ne damay wax loo xamante ne xale yi dañ koy mën a dégg jëriñu ci mu nekk ay messages yoo xamante ne day tenace parce que musique à la base loolu lay wundu mooy wax comme Ndiaga Mbaye li muy wax bu yeetewul xaw ma lan ay naxaate la donc man ma gëm loolu aussi nekk ci mais aussi gis naa ay bonne œuvre ñoo xamante ne comme ku mel ni tey benn Bamba Fall commencé na benn liggéey bu acharné ci Médina bi vraiment ba mu toogee ci Médina bi ba léegi man maa ngi gis yokkute parce que man école Médine laa jàngee mais tey su ma fay rombaat dinaa xam ne fii loxo jaar na fi li fi nekkoon dëkk Médina te defuñu ko donc moom bu ko defee dañ koy mentionné nañuy bàyyi à chaque fois rappeurs yi di xool li baaxul rek ñu koy wax mais nit bu tegee jéego da nga koy wax te Bamba vraiment maa ngi koy encouragé di ko félicité tamit ci liggéey bi di ko wax ne ko bu mu bàyyi na continuer parce que nii lañ mën a def ba xëy Médina nekk comme genre ville Akon bi muy waajal yes weekend Médina mën na mel noonu parce que suñu bopp yi noonu la mel ni ñuy solo noonu la mel comprendre nga Médina fii da ngay toog 2 ans doo fi dégg agression xam nga booy liggéey la ñu gëm koñ boo romb fii ay atelier nga fiy fekk ay nit yu gëm seen bopp ci yow ci caméraman bi ci ñëpp ku ci nekk day dóor waar donc ku ci mel ni Cheikh Ba xaw ma ko mais ay action mi ngi may fekk ba sama kër parce que suuf day lekk nit mais du lekk jëf te jëf mooy des te vraiment bu ñu amoon ñetti Bamba Fall ñaari Cheikh Ba je pense que Médina doon na teg ay jéego di wax muy man muy El Diaz muy Khoureychi muy Mbuub ñun ñëpp nañuy gën a jege waa Médina gën a jege askan wi te dama bëgg vu que El Diaz kese mooy teg concert à chaque fois dama bëgg ñun ñëpp ñuy booloo ku nekk di jàppale sa morom ku ne di teg parce que Médina dafa war a dundaat parce que Krou entre parenthèses doguma la parce que da nga souligner lu graaw mooy yow boo xoolee sa wax bi yëpp defar nga fi wax mais gisoo ne rappeurs yi nekk Médina yëpp donte ñu ngi featuring ñeneen ak ñeneen entre vous seen biir est-ce que gisoo ne war ngeen mën a am featuring bu dal
parce que loolu war na mën a nekk. si bien sûr moo xam soit entre vous mbalaxmaan ak rappeurs yi ñun ñëpp benn lañ maintenant benn bopp la. loolu pourtant war na mën a nekk te war ngeen mën a dox loolu. man su ma amoon ay problème mu rap ak mbalax je pense pas que dinaa dem man li may liggéey ak mbalaxmaan yi moo ëpp li may liggéey ak rappeurs yi samay xaritu mbalaxmaan moo ëpp samay xaritu rappeur mais n'empêche que damay def hip hop nu mu waree mais su ma waree def featuring ak benn mbalax El Hadj Keita loolu du ma ci hésité su ma doon hésité ci loolu kon du ñu liggéey ci VAR bi liggéey nañu ci VAR bi te VAR bi ñëpp dégg nañ ko je pense que addina bi yëpp dégg nañ ko est-ce que comprends nga Pape Birahim aussi maa ngi koy préparé benn affaire sama album El Hadj Keita war naa def ak moom dara muy Khourech ci ay conseils dama leen di assister muy mbuub duñ ma bàyyi ma fenn ci écran laay wax comprends nga El Jazz am na fu bëri fu ñu jaar xam nga ma la dund nañ lu bëri quoi mu nekk nit bu am objectif nit bu am conviction nit bu gëm vraiment li muy def quoi te bëgg ko comprends nga te ci loolu sur dama ko ci naw parce que bàyyiwul drapeau Médina bi daanu affaire bi loolu la ñii dañuy mën lii ñee mën lee ku nekk na def lu mu mën ñii buñ ko boolee day doon dara affaire bi loolu la waaw mais man moom je vous lance un défi quoi man moom personnellement je vous lance un défi parce que artiste yu nekk maintenant moo xam rappeur moo xam mbalaxmaan lépp benn la c'est la musique langue la boo xamante ne dafay universel man bëgg naa yéen ngeen booloo woy Médina parce que loolu lu war a mën a nekk la parce que maintenant quartier noble la te loolu featuring boobu bu ngeen ko dóoree moo xam bëgguma lim quoi su ma limee du ma matal damay bañ a fàtte kenn dañu yaakaar ne limuma ko comprends nga rappeurs yi mbalaxmaan yi nekk maintenant moo xam koo mënti doon pourquoi pas ñu dóor benn compilation boo xam te dañ ciy woy Médina mais li nga wax ni ay di idée la te dàquma ko te loolu c'est fort possible sama album def naa ci son Médina et je pensais pas que génne sama premier album te du ma ci def son Médina parce que Médina dem naa Allemagne Suisse dem naa fu nekk te fépp fu may joué ci àddina drapeau t-shirtu Médina laay sol bandana Sénégal laay takk parce que dama fier ci fi ma jóge te xam naa fi ma jóge lépp lu may bind tey que muy jaay que muy dox fépp fu ñu ma dégg tey lépp lu ma acquérir tey ci connaissance ci xam-xam Médina laa ko jëlee donc loolu noonu c'est normal peut-être tey moyens yi mayuñu li ñu yéene Médina ñu def ko mais tôt ou tard bés bu yàlla réunir lépp lu ñu bëgg muy ci côté moyen là dañ koy def parce que tey Cheikh Ba li muy def yow bëgg nga ko def man bëgg naa ko def ñun ñëpp comme que moom la ko yàlla jagleel mu def ko nañ topp ci ginnaawam ñu jàppale ko mu def pour les générations futures faut pas que ñun ñuy xalaat suñu bopp rek mais ñun dañu war a baliser benn terrain boo xamante ne pour suba képp ku bëgg a def audiovisuel bu gisee Fada nekk référence am képp koo xamante ne dafa bëgg a bind bu jegee crew mën na am loolu noonu te structure bi ma lay wax bu bees bi ñu créé man ak Blé bi tudd Ghost ci loolu lay wund mooy recruter ay boy yoo xamante ne Médina Médina lañ nekk teg studio encadré leen conseiller leen bindal leen defaral leen jàngat leen ba nga xamante ne ëllëg dañuy dem sans ñun te fépp fu ñu dem bu ñu taxawee di woy ba àddina bi yëpp di yuuxu dinañ xam ne lii ni carrière bi ñun contribuer nañ ci au moins loolu kese moo ci am solo mais Kourou bëgg naa ñëw bon ci bonne volonté yi moo xam monsieur Bamba Fall moo xam Cheikh Ba xam nga moo xam Seydou Gueye ndax autorités yi ñu ngi leen di jàppale parce que vraiment vous méritez d'être soutenu parce que tey ay porteurs de voix ngeen non seulement mais yéen a ngi téye drapeau Médina di ko soril tey boo demee bay voyager di dem ay Suisse di dem ay Allemagne sol t-shirtu Médina téye drapeau Sénégal c'est parce que t'es pas n'importe qui tey ambassadeur nga vraiment est-ce que bonne volonté yi nekk Médina yéen a ngi leen di sant ndax ñu ngi leen di jàppale parce que vraiment dañ leen war a jàppale c'est sûr parce que tey lii bootu seen ginnaaw dafa bëri te yéen a ngi contribuer ci lu bëri ci Médina bi aussi loolu foo ñu souligner ko quoi mais xam nga jàppale dafa bëri ay facteurs est-ce que comprends nga Bamba mën naa ne musuma lekk dërëmam mais dama koy témoigner liggéeyam Cheikh Ba musuma ko gis wallahi azim musuma ko gis nii ci bët mais damay dégg liggéeyam te buñ soo laajtee ñu ne la lii diw moo ko boo gisee nen da ngay wax nen mi ngi nii lii Cheikh Ba moo ko def ñu ne lii Cheikh Ba moo ko def yàgg na ko def te mi ngi koy continuer di ko def te boobu ba léegi bàyyiwul Bamba mi ngi def mi ngi pavé mi ngi defar école Médine bien vrai que defar moo yombul Bamba rek mënul defar il faut que ay maire yu bëri jaar fi ay maire yu mel ni Bamba Fall ñëwaat defaraat eggali liggéey bi Bamba Fall mooy comme li Ablaye Wade def tey dem Macky Sall ñëw di ko àggali Macky day dem suba keneen day ñëw àggali ko affaire bi travail à la chaîne la loolu mooy defar réew affaire bi processus la Seydou Gueye bon am nañu relation yu nice mais vraiment musuma dem aussi ci moom tamit di ko wax samay mots musuma ko wax samay problème moo tax musuma sax teg concert boo xoolee parce que munuma dem damay bàyyi rek ba lu yàlla def mooy loolu mais man instant yi projet yi ma nekk moo ma gën a soxal
que dem ci genre ay politiciens di leen laaj ay ndimbal politiciens yi dama bëgg bu ñuy dimbali nañu dimbali Médina bañ a dimbali benn nit mais nañu dimbali Médina parce que tey soo ñëwee xam nga géej gi nii boo ñëwee fii nii ma génn fii nii may la géej may la jën nga dem suba nga ñëwaat ma may la jën bu ñàggee da ngay ñàkk jom boo ñëwee dama naan la gaal gee ngi nii damay gëtt nii laa koy defee soo bëggee ñëwal ñu ànd ñu dem boo nappee ma napp su ma wàccee nga am sa jën ma am sama jën loolu laa gëm dama gëm ne nit ku nekk mën na bay waaram bu fekkee ne nag Bamba bëgg na ñëw day ñëw jàpp ci bu fekkee ne Cheikh Ba bëgg na ñëw na ñëw jàpp ci ñun on est ouvert mais demuñu ci kenn pour di laaj quoi que soit te li ñuy def sax déjà dafa bari ñi ngi def beaucoup de bonnes choses donc maa ngi leen di encourager di leen wax ne bu ñu bàyyi mais Krou vraiment li nga wax tamit ay kaddu yu noble la c'est le minimum aussi parce que qu'on le dise ou pas yéen dañ leen war a jàppali peut-être nag du ngeen mën a dem ci ku nekk mais tey lu ngeen am rek da ngeen koy bokk ak population bi ak ñi nga xam ne ñoom ngeen dëkkal bien sûr comprendre nga te ñoom tamit bonne volonté yi vraiment yow boo demee ba taxaw daf témoignage yi ci ñoom te koo ci ñoo xamante ne mosuloo leen lekkal dërëm loolu dafa noble kon nag man maa ngi lancé benn appel di woo bonne volonté yi dëkk maintenant parce que ñoom la ñu ama te ñii tamit ci ay fierté la ñu xam nga dañ leen war a soutenir dañ leen war a jàppali parce que lu ñu am rek ci gox bi lañ ko def comprendre nga lu ñu am ci gox bi lañ koy delloo moo xam Bamba Fall moo xam Cheikh Ba moo xam monsieur Seydou Gueye ñun personnellement la Médina TV est là pour la Médina nekkuñu fi pour kenn ñun Médina moo ñu ñor Médina moo ñu tax a jug keneen ku ci xaj nag incha allah en dehors de Médina dañ la ci boole mais suñu bonne volonté nañ ñëw jàppale suñu artistes yi parce que ñun aussi ñii suñu ay fierté lañ bu weesoo loolu Krou lan mooy projet yi bon instant bi nii maa ngi wàcc album moo tax sax fan yii yëpp génnatuma defatuma benn interview maa ngi wàcc album mais album bi dafa graaw waaw album bi moom vraiment pour la première fois sama life ma def man li ma neex ma def li ma bëgg a def quoi album bi man maa ko def mu nekk album boo xamante ne genre dina am 5 sons lay nekk 5 vidéos histoire la addina la xam nga day juddu day màgg day tekki day waaw mais lépp ci hip hop lay tegu incha allah du ma wax dara mais maa ngi préparé album boo xamante ne bu génnee waaw yàlla nañu yàlla may fekkee ak album bi mën nañu am tuuti titre bi nu muy tudd wala damay laajte rek titre bi moom mënu ma ko waxe mais xam naa ne intro bi man ak seetu la tudd ndeysaan deuxième son bi jabar ak gel la tudd troisième son bi papa ak doom la tudd quatrième son bi xarit ak àndandoo cinquième son bi producteur ak artiste sixième son bi fi ñu jóge ak fi ñu toll sixième son bi mooy intro mais en tout cas je vous promets dinaa leen génneel album boo xamante ne mësul am Afrique ni ma defee freestyle ñu ne freestyle waa Music in Africa jël ko ne freestyle 10 minutes mësul am Afrique de l'Ouest ñu nominé ma noonu laay defaatee album ñu ne lii mësul amaat Afrique de l'Ouest te dinañ ma nominé waat incha allah. mais léegi yow satisfaction yooyu lu muy def ci yow la fekk nga toog ay ponkal ñoo xamante ne ils sont en dehors du Sénégal ñu nominé la ci dara loolu day tax rek booy bi nga xamante ne rappeur la toll ci buntu àddina di ñafe gisul lumière gisul dara na xool ci man ndax man ci néeg bu ndaw laa ko commencé di ko bind tey bindal naa ba bindal ki gën a mag Sénégal est-ce que comprendre nga te ci néeg bu ndaw laa ko commencé mais gëm sa bopp liggéey bañ ko yaakaar ci kenn gëm ne yow kese yaa ci mën a génnee sa bopp sa life ni nga bëgg mu mel yow yaa koy def pour mu mel noonu est-ce que comprendre nga loo gëm mu gëm loo la te loo nekk alaakulit yàlla nee na du ma tuur ñaq ci suuf ku ñax da ngay jëriñ waa Krou lan mooy sa relation aussi ak El Jazz xam nga yan relation ngeen am parce que gis nañ te vraiment yàgg ngeen te du man quoi man dama fi nekkal askan wi dama fi nekkal Médina parce que gars yi bëgg nañ seen featuring yéen ñaar du man def nañ featuring maak moom du man non bëggate nañ waaw non mais loolu day am parce que loolu man bon population bi ñoo ko bëgg quoi El Jazz ci boppam woo na ma téléphone ñu déggoo waxtaan mu proposé ma li nga ma wax nii ne ma il est temps que ñu def dara parce que defoon nañ ko mais c'est dommage que bañ koy def kenn xamuñu est-ce que comprendre nga moom mi ngi woon ci underground bi man maa ngi woon ci underground bi est-ce que comprendre nga ñu koy ñàkkante di ko def ñu def son bu nice organiser concert benn showcase Miami dem jouer ko fa ça a été un grand succès te son bi amatuma ko mais ba léegi dafay nekk sama mind quoi te loolu noonu mënul ñàkk xam nga suba damay ñaan yàlla suba mën naa génnee album moom disque d'or ma wër àddina su boobaa
featuring ak El Jazz ci lay gën a neex. Tey ci lay gën a parce que dama neex. koy featuring pour may ko loxo génnee ko. waaw moom bu demee tamit. waaw featuring ak man day gën a neex parce que daf may loxo génnee ma parce que comme li ñuy wax rek bu loolu yëpp weesoo. c'est la Médina. ndeysaan Médina kese moo ciy gagné te El Jazz sama rakk la. ndeysaan sama xarit la xam nga ñu am ay relation yu nice man ak moom jote woon nañ fi nag ay temps xam nga xuloo fi. waaw est-ce que comprends nga. benn 6 mois 7 mois mais après on s'est vite rek parce que waxuñu woon quoi. dafa am ay nit yu duggoon suñu diggante parce que Sénégal dañuy bëgguñu loolu du ñu bëgg nit bu ay luy dox. comprends nga te El Jazz man maa ko bëggal sama bopp quoi parce que man maa ko incité man maa ko ne ñëwal. maa ñëw këram seet si ko ñu toog waxtaan ma ne ko nii la ñuy def nii la ñuy def nii te boobu ba léegi ñu ngay continuer di ko def te mi ngi doom ak doomam. keroog dañ ma yónnee ay photo ci benn anniversaire ñoom ñaar ñu xam nga. ñu nekk ma screen ko yónnee waat ko ne ko booy yaa ngi gis li ñu doon dund léegi suñu doom yi ñu ngi koy commencé dund donc il est temps que ñu nekk ay mag. xam nga bañ a xajal kenn suñu diggante quoi parce que lii nii suñu xaritoo man ak yow bu yàqoo day mën a am répercussion ci suñuy doom te li nga wax sànq bu weesoo lépp Médina la lii musique la dañ koy jàll suba dañuy toog ci ay pliant te lii yëpp ay souvenir lay nekk donc lii dafa war a rafet mais Krou à peu près kañ la ñu mën a séntu album bi vu que xam nga pandémie bi ñu ne ndeysaan di ñaan yàlla mu jëlee ko fi gars yi delluwaat seen activité xam nga album bi kañ lañ ko mën a séntu à peu près ndax lii moom dañuy ñaan yàlla mu jógee fi parce que moo tënk lu bari album bi bëgg naa ko génnee mai waaw normalement janvier la waroon génne bii nii mais vu que pandémie bi ak gars yi ba léegi président waxul dara lu leer xam nga donc je pense que dama koy pousse ba mai mais mënu ma ko génnee ci période pandémie parce que album bi buy génn day génn sous forme de film 25 minutes 35 minutes lay nekk Canal Olympia la war a génnee gars yi dañuy ñëw di déglu album mais man sama album dañuy ñëw pour seetaan ko dañuy ñëw seetaan film déglu son yi am album bi ci côté vidéo am ko ci côté son te album bi puzzle la te incha allah son yëpp nice def naa ci featuring ak Adiouza def naa ci featuring ak Clayton Hamilton def naa ci vraiment tourné naa ci ay vidéo Allemagne Adiouza si Clayton Hamilton mais loolu c'est du lourd am na ay vidéo yu ñu defee Allemagne est-ce que comprendre nga mais daal maa ngi koy yaa ngi may wax loo maa ngi koy pare daal xam nga peuple bi du man mais peuple bi ñoo bëgg xam Krou ci la nekk parce que ñu ngi lay xaar album bi xam nga maanaam liggéey bi ngay def macha allah gars yi dañu namoon loolu balaa mai dañ fi nekkal askan wi balaa mai dinaa leen may freestyle 11 minutes avant album bi di génn mais Krou naa leen may freestyle 11 minutes boo xamante ne waaw lan nga nu mën a may sa quelques refrains ci maintenant parce que ñun maintenant dañu bëgg maintenant te foofu dañ ci dóor lu grave bëgg nañ nga mosal ñu tuuti ci maintenant à l'imprévu li maintenant rek tuuti ci dégg naa ni bandi nga fii quartier Lébu la doo fi soose kañ ngay nangu mandi nga fii buzz naturel la ñun duñ ko forcé maa la gën a jóg koñ lamp yaa ngi leer nañ centenaire Sam avenue Rue 6 Corniche Soumbédioune été comme ngénte teg suñu caayin werante plaignant yi nga fente ba Médina fu mu solo di nga ko xàmmee Médina yaa ngi Médina xale yi too yaa ngi Médina Médina xoolal Médina étage yu nice yaa ngi Médina welcome to my ghetto Médina kan mooy Babacar Touré tamit Krou macha allah am na loo xamante ne actualité la mënuñ ci bañ a waxtaan parce que gis nañ ne temps yi game bi dafa tàgg jër quoi xam nga gars yi di xëccoo ay affaire de king ñi naan ngaaka ñi naan tip yow ak mbir boobu nan nga ko jàngatee en tant que rappeur quoi yow personnellement mais loolu la c'est de bonne guerre loolu mooy neexal game bi ngaaka ak dip ça date pas d'aujourd'hui yàgg na quoi depuis ñoom ñaar seen premier EP mais man vraiment j'adore Dip Dip mooy sama rappeur quoi man dama koy déglu dama koy constater vraiment lu mu def man daf may neex quoi xam nga dafa am talent gëm boppam te moom mooy preuve réelle que bi booy yi war a suivre mooy tracer sa yoon doo gëm nit doo gëm grand doo gëm ku la jàppale da ngay dem ak say propre mooy li ma la doon wax ci commencement émission bi gëm sa bopp benn caméra benn micro je commence du ma xaar ba am benn caméra bu ngande te Dip noonu la def quoi il s'est sorti tout seul vraiment di wax ne ngaaka tamit mais King Baba bi sama doom bi chaque jour papa King Baba papa waxal ayo ma ne ko wax ayo Krou t'as du talent quoi yàlla na la yàlla lafal cat li nga bëgg ci hip hop bi li nga bëgg ci rap bi yàlla na la ko sunu borom defal amiin man nag personnellement dafa am cri de cœur boo xamante ne dama koy wax parce que tey laa koy door a wax am na loo xam te dañ ko bokk te
du dañ vraiment du dañ. mooy sunu maman sunu yaay Sadio. maman Sadio di ko ñaanal. fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jugee. yàlla na yeggalee addunam. ca aljanay firdaws ak mbooloom jullit. mais sama yaay sama yaay mais sa yaay su ma ko man sama yaay su ma ko namee tamit su ma gisee sa yaay day mel ni gis naa sama yaay. benn la waaw mère Fanta Fadera. waaw ndeysaan. moo yàgg nañu jox ceeb yàgg nañu jox ay. waaw kon fii li famille la. ak relation frère la. ay comprendre nga. Tidiane li nga bëgg sa carrière encore une fois. yàlla suñu borom defal. émission bi nag nga baal ba am na loo xamante ne mënu ma ko bañ a souligner. parce que foog ñuy xamal gars yi. bëgg nañ nga ñëw sa relation ak Blé. parce que loolu moom dafa nekk nit comme te ne bëggul di génn. bëggul ñu koy tudd ci dara. xam nga mais aussi. dafa nekk loo xamante ne ñun foog ñu wax ko. parce que loolu mooy dimbali artiste. parce que tey gis nañ ne macha allah tu es très bien encadré. te Blé mi ngi def liggéey boo xamante ne. waxuma la sax ci yow mais ci milieu hip hop. ak ci milieu musique. xam nga vraiment dafa extraordinaire. te il est dans l'ombre day liggéey ci ginnaaw lan mooy sa relation ak Blé. c'est la première fois ñu posé ma genre question bu mel nii. Blé di pour wax ci moom day metti quoi. bilaay parce que en fait man su ma koy xool damay comme moom laa bëgg mel. parce que référence la nit bu baax la xam nga quand je dis baax waxuma baax quoi ci sénégalais yi ni ñuy waxee baax may xaalis wala mais nit bu baax quoi nit bu gentil nit boo xamante ne il est prêt à se sacrifier pour les autres nit boo xamante ne El Diaz li may wax nii xam na ci dara saa yu xewlee day teew Blé mooy sama kanam mooy sama ginnaaw mooy sama gauche mooy sama droite mooy sama manager moom laay liggéeyandoo booy yi nga xamante ne ñëpp maa ngi liggéey ak moom c'est grâce à lui parce que moom ba ma soxlaa studio dafa génn néegam ñu def néegam studio mu dem dëkki Tëngéej est-ce que nit mën na defal loolu nit yow sa xarit ñëw am ay nit yoo xamante ne ay xale yu muy encadré mais amul fenn fu mu leen dugal parce que affaire yi demeegul noonu xale yi di ñëw ba si yàgg mënuma tu sais ce qu'on va faire mu dindi matelas yi dindi lépp def néegam bu muy fanaan studio tu vois xam nga loolu ku la ko defal amatul wax quoi foofu liggéey rek moo des donc damay ñaan yàlla seytaane bañ a dugg sama diggante man ak moom ñu dund ba li may mbébét envers moom yàlla may ma mottali ko ñu dund ba jëlee Médina fii nii yóbbu ko fële ba ñëpp di ko dégg woowaa ba ñëpp di ko dégg fépp yow tamit ma lay ñaanal booy bu ambitieux nga nit bu ambitieux nga comprendre et j'aime tes genre de personnes bëgg naa nit bu vicieux nit bu ambitieux nit boo xamante ne il voit les choses en grand day bëgg affaire bi yaatu day bëgg affaire yi baax day bëgg boppam day bëgg am ci amin bu normal quoi te c'est très rare de nos jours c'est très très rare de nos jours parce que tey suñu papa yi suñu yaay yi jiwuñu loolu noonu dañ ñu yar fi ñu war a yaree est-ce que comprendre nga ñu dëkk ci quartier màggee ci quartier suñu yaay yi nekk fi est-ce que comprendre nga quartier bi yaakaar ñu parce que paa yi bay nañ seen wàll dem donc ñun ñoo fi nekk ñun ñoo war a toog ñu def autocritique ñu xoolaat ñu ne qu'est-ce qui marche pas comprendre nga man muy El Diaz muy Khouresh muy ku mu mën a doon mooy ñu dem seeti Bamba Fall ñu ne ko suñu secteur ñun ñoo yor côté culture bi ñun ñoo yor côté culture urbaine bi suñu secteur on manque de lii on manque de léegi mais gis nga suñu dispersé woo rek kenn du am doole te booy demee sa doole bopp c'est bon ah mais boo demee benn instant doo mën a demee chaque jour sa doole bopp parce que mairie bi pour man tey am na benn somme boo xamante ne quartier bi ñoo ko moom artistes yi ñoo ko moom acteurs culturels yi ñoo ko moom dañ ci am wàll te dañ leen war di leen gestu parce que acteurs culturels yi ngay gis tey amatul concert amatul dara mais dañuy yor kër dañuy fay location dañuy fay courant dañuy fay ndox fan lañ koy jëlee donc je pense que Bamba Fall dafa war a gestu mu xool mu ne artistes yi nekk Médina bien vrai que gouvernement bi mi ngi jël en charge artiste Sénégal bi yëpp mais man loolu lijjantiwuma ko artistes yi nekk Médina yi nga xamante ne ba muy neex ñoom ñoo daan teg concert di bégal waa Médina di yokk fierté Médina ñooñu noonu il faut que ñu gëstu leen nga wooñu ñu toog nga ne ñu lan mooy deal bi pour man maire da nga war a jege askan wi te ñun ñooy askan wi parce que ñun ñooy waxal askan wi donc ñun nga war a gës ñu toog ñu waxtaan ñu trouver terrain d'entente même bu dee benn somme la nga génnee ko ñu xool nan lañ ci mën a def parce que fii nii tey Fadax yow fii nga juddoo fii nga yaroo sa ñaata copain ñoo dee ci géej gi amatuñu xoolal corniche bi lépp dañ ko privatiser xoolal à part Almere yi xoolal ay terrain basket après Radisson après
booy léegi amuñu fenn fu ñu sangoo te géej gi fii wóorul amul xeer boo xasee ba plongé nii boo demee da ngay lap kusum la même chose donc booy amatuñu fenn fu ñu épanouiroo booy amuñu fu ñu foowee ce qui fait que dañuy xat-xatloo ci biir mooy prek dañuy xat-xatloo ci biir koñ bi et je pense que il est temps que ñu créer ay centre comme ni ñuy créer ay stade ay terrain pour gars yi di ci football ñu créer ay centre def ci ay baby foot comme lu mel ni ay empire des enfants nga dem fa xale yi di fa dem ñu def ay bibliothèque xale yi di lire ñi nga xamante ne genre musique moo leen intéressé ñu dem fa ñu leen di jox cours de musique ñi nga xamante ne management moo leen intéressé bale jox leen cours de management ñu tegal leen ay babi teg leen fu ñu épanouir nga xamante ne dañuy fàtte géej gi mais sinon bu ñu continuer nii xale bu jóg bëgg a foo bëgg kii amoo foo fooy da ngay ñëw géej après suba ñu woote waat ñu sa doom lap na je pense que Bamba nañu xool Médina benn partie boo xamante ne mën nañ fa dagg ñu def ko benn centre socio culturel foofu waxuma Douta Seck parce que Douta Seck mi ngi Médina mais ñun amuñu ci accès parce que directrice bi mayul kenn dara loo fa bëgg da ngay mel ni ku dëkkul Médina da ngay daw nañu bàyyi di jox Médina ñi nga xamante ne dëkkuñu Médina est-ce que comprendre la tey man loolu sax kaas naa ko ci Bamba Fall mais Bamba tey gën na ñu fi ñi dëkk Médina est-ce que comprendre nga mais ki dëkkul Médina nekk biir Blaise Senghor ñun buñ fa soxlaa pour concert wala dara muy métti ci ñun c'est pas normal c'est pas du tout normal donc na gars yi bàyyi xel ci acteurs culturels yi parce que ñun on est la voix des sans voix Koudou vraiment waxtu bi xoj nañu parce que tey waxtaan bi intéressant na trop xam nga mais vraiment j'aurais trop bien aimé ñu continuer ko mais en espérant qu'on aura l'occasion inchallah li duuf ci cin bi xajul ci nag bi voilà bu album bi di waaj a génn ñu defal yeneen sortie inchallah mais vraiment maa ngi bëgg a Blé un très très grand champion un très très grand monsieur parce que lii la ñuy xaar ci nit parce que bu fekkee ni dafa bëgg dara nga koy encourager di ko épauler di ko pousser mu jëm ci kanam di ñaan yàlla bu dara dox seen diggante man Blé dafa nekk ni comme te dama ko yàgg a respecté dama ko yàgg a bëgg parce que ndaanaan la quoi ndaanaan la Blé yàlla na la yàlla defal jàmm vraiment man je suis quelqu'un qui t'estime beaucoup vraiment li nga bëgg ci li nga bëgg ci sa adduna yaa ko xam yàlla na la ko suñu borom defal di bëggee El Jazz aussi di bëggee ñëpp parce que yow vraiment tu fais la fierté de la Médina di bëggee Saliou di bëggee Ismaïla ma jënd caméraman di bëgg non xol bi dafa gaaw a sedd maa ngi bëggee ñëpp mais di nuyu waa Rue 13 fi ma juddoo yaroo fa màggee fa nuyu naa waa Rue 13 yëpp sans exception mais bi nag dama koy teg ci loxo Baya quoi pour côté boobu ak Badiane Touba à très bientôt leer na nañ